asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil li ñuy wax chicken tandoori defaroon naa ko fi dama indiwaat beneen version pour ñi nga xam ne amuñu four wala amuñu barbecue donc nga xam ne dañ ko mën a def ci kaw gaz bi donc pour loolu nag dinañ soxla ginaar dinañ soxla aussi partie boo nekk man dama jël poulet entier ma dagg ko ci digg bi donc moom laa yor nii dinañ soxla aussi suñu ay épices pour épices yi nag dinaa soxla garam masala dinaa soxla aussi coriandre soo amee bu poudre bi mun nga ko utiliser man yoruma bu poudre bi moo tax ma yor doom bi après dañ koy dëbb dinaa soxla cumin dinaa soxla curcumin dinaa soxla aussi tuuti menthe bu wow bi soo ko amulee c'est pas grave dinañ soxla sel dinañ soxla suñu mélange d'épices bu rouge bi dinañ soxla aussi li nga xam ne moom mooy kashmiri chili wala chili ci boppam mooy maanaam comme nga ne par exemple ay fël-fël paprika yooyu soo ko amee mun nga ko utiliser dinañ soxla tamit li nga xam ne moom mooy yaourt nature donc loolu la ñuy utiliser boo ko amulee mun nga utiliser soow parce que liñ siy soxla bariwul dinañ soxla aussi li nga xam ne moom mooy ginger citron ak suñu ail bi mais comme man sama ail bi day am toujours poivre noir donc moom laay utiliser dinañ soxla aussi tuuti huile ak beurre ak ghee mooy diw ñor bi ñaar yëpp laay def beurre kese laa leen génneel mais après dinaa indi diw ñor bi dinaa soxla aussi li nga xam ne mooy colorant alimentaire donc tey damay utiliser li nga xam ne mooy betterave en poudre bi pour mu jox ma couleur rouge su fekkee amoo ko mun nga jël colorant alimentaire mooy yi ñuy def ci gâteau yeeg genre yu mel noonu nga def ci toq kese benn goutte mu jox la couleur bu rouge bi nga xam ne moom la ñu gën a ràññee ci tandoori donc sans plus tarder duñ def rek lu du ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà donc dañuy ñëw ci ginaar bi fii li ngeen gis ni marinade classique laa ko def mais bu xonk bi laa choisir bi yoon donc lan moo am fii suñu ail bi am nañu aussi li nga xam ni moom mooy poivre noir am na tuuti ginger muy ginger am nañu aussi sel ak suñu kashmiri mooy paprika bu rouge bi am nañu aussi li nga xamante ni moom moo nekk suñu mélange d'épices donc loolu ak tuuti citron loolu laa def fii donc moom moo nekk ci mélange bi léegi lii nii mélange bu njëkk bi la dama ko defoon congelé ko comme ni ngeen ko xamee toujours damay defar congelé bu saa yu ma soxlaa génnee si toutefois amuloo woon temps def marinade bi à l'avance ni ngay def mooy da ngay def li ñu wax noonu yëpp nga mélanger épices yooyu pour suñu marinade classique ensuite nga ajouter paprika donc ci biir comme ça nga mun a am couleur rouge bii nii bu ko defee nga mariner ko soo ko mariner donc nga bàyyi ko quelque chose comme ay 30 minutes ci biti nga xamante ni su fekkee tàngul quoi bien sûr su fekkee tàng na nga def ko ci sa frigidaire donc loolu dina gën a jël un peu de temps donc mu nekk ay 1 heure de temps yooyu noonu ñun instant bi sedd na donc mun naa ko bàyyi ci kaw comptoir bi quelque chose comme 30 minutes bu ko defee après nga daal di ñëw rajouter deuxième marinade bi raison pour laquelle nag ma def ko mooy parce que suñu ko defulee marinade bi day gën a yàgg encore donc dama koy obligé bàyyi wala ma fanaanal ko donc pour cafka gi am li ngeen gis nag ci ginaar bi mooy trait yi ma def nii xaar ma wan leen voilà mooy gis nga ni ma ko defee nii daggate ko donc loolu dama mel ni ñaari yëf la benn dina tax yëf yi rafet loolu mooy de un deuxièmement gis nga dina tax aussi marinade bi dugg fu nekk parce que loolu lañ soxla comme defuñu ko ci four bi dañuy soxla loo xam ne dina gaaw a togg ginaar gi mu gaaw a ñor le plus rapidement gis nga su ma ñëwee ba ci tànk yi parce que fii dafa xaw a moom moo ëpp ndawal day xaw a naqaree ñoral tuuti donc dañuy jël rek def ay tranches yaay xool noo bëggee mu sew walla mu dijj gis nga côté yépp laay def noonu yi nga xam ne day xaw a mettee yéex a ñor daal gis nga ma def nii et puis je refais la même chose donc damay dem ba presque laal yax bi quoi
dënn bi gis nga su la neexee nga bàyyi ko mu nekk ay tranches yu dijj gis nga parce que fii mooy am tendance di yéex a ñor loolu viande rouge bi voilà donc mi ngi nii voilà day tax marinade bi dugg fépp donc mu ngi nii yëpp pare na léegi damay dem raxasu ma ñëw après ñu jublu ci deuxième marinade bi incha allah. Voilà gis nga ginger mu ngi nii muy gingembre bi dama koy jël su la neexee nga dëbb ko walla def yeneen mais bëgguma fi nekk di dëbb dama koy gratter fii def équivalence comme quantité bi ma yore nii équivalence su benn kuddu bu ndaw cuillère à café boo xamante ni bu kii la gingembre ou bien selon votre goût rek su ngeen ko bëggee mu gën a xaw a saf tuuti mun ngeen ko dolli aussi mais bu leen fàtte defoon naa gingembre avant voilà gis nga li des nii duma ko sànni dama koy jël récupérer ko beneen yoon su may defar jus gingembre walla may defar nokkos mun naa ko dëbbaale quoi dafa ndaw nii balaa may gratter sama loxo donc léegi ñu ñëw daal di def li nga xamante ni moom mooy suñu yeneen gis ngeen coriandre bi buñ ko dëbbee ba pare nii lay mel gis nga coriandre donc ñu tegee na le ñu ñëw ci li nga xam ne mooy cumin bi moom tamit kudd bu ndaw voilà def aussi li nga xam ne mooy curcuma donc gis ngeen su ngeen xoolee suñu kii épices yi anti-inflammatoire la bari ci boppam donc macha allah mi ngi nii léegi ñu def lii mooy curcuma ñu def garam masala boo ci am nag parce que mun na ñëwee vert couleur bu verte walla comme genre bi bu genre marron bii nii donc boo ci am rek baax na voilà donc suñu mélange d'épices bi donc xam ngeen ko moom day am curcuma dina am paprika fumé paprika dina am aussi li nga xam ni moom mooy suñu levure nutritionnelle moo nekk ci mélange d'épices bi donc mi ngi noonu chili bi voilà cachemire yow yaay xool lu la neex nga def ci parce que bii saful kaani bu fekkee bu saf kaani bi la moom defal tuuti quoi donc bii saful kaani noonu bu medium bi la xaw ma mild wala medium ñaar yooyu benn la ci je sais plus voilà parce que couleur bi laa soxla léegi ma ñëw jël sama menthe bi ku amul menthe bu wow bul woori bàyyi ko noonu dama koy boxam tuuti voilà ñu daal di ñëw def suñu sel bi c'est selon votre goût quand même man nii baax na ñu indi suñu ail bi ak poivre noir mélange boobu gis nga parce que amoon na fële ba pare donc voilà léegi ma ñëw jël sama li nga xamante ni moom mooy suñu soit colorant alimentaire wala colorant alimentaire bu naturel donc mu nekk ni mu nekk beets donc tey jii par exemple bii dina la defal ñaari yëf bu fekkoon dafa xaw a sucré tuuti rek su fekk man li ma ci bëgg soxla bariwul donc dafay nekk genn wàll kudd bu ndaw quoi moom laa def nii quantité boobu léegi bu fekkoon ni par exemple yow da nga def ay affaire kaani yeeg yooyu rëcc la moom su ñëwee bu fekkee da nga utiliser beets nii même boo amul bu poudre bi boo amee fresh beets mun nga ko jël aussi nga gratter ko fii donc loolu dina la walla nga kii ko purée ko ba mu mokk nga jël jus bi def ko ci biir donc dina la jox couleur bi nga soxla quoi voilà gis nga léegi voilà je disais que ni su fekkee ni par exemple da nga def affaire yi saf kaaneek yooyu moom su ñëwee
dina atténuer kaani bi ak yaourt bi nga xam ne tamit moom la ñu nar a def si biir dinañu atténuer ñoom kaani yeeg yooyu bu baax a baax donc ñu daal di ñëw def suñu citron. Voilà, citron bi c'est selon votre goût comme fële defoon naa fa citron donc benn citron baax na su fekkoon defuma woon citron auparavant damay def peut-être ñaari citron parce que moom nga xam ni day dindi ay sëccaayu ginaar ak bagage yooyu noonu yépp. Voilà léegi ñu ñëw ci yaourt bi donc yaourt bariwul voilà lii baax na lii rek lañ ci soxla gis nga bu la neexee su fekkee da nga am par exemple intolérance ci loo xam ni dairy la les produits laitiers bu la neexee mun nga ko omettre tamit c'est pas grave du tout gis nga suñ defee nii lañuy def mélanger bu baax a baax après daal di ñëw nag léegi wan leen gis ngeen ñuy continuer ba nga xam ne kii bi yépp tas na ci biir ñu door a ñëw yeggale incha allah. Voilà gis nga léegi damay jël marinade bi nga xam ne moo nekk fii subhanallah bu leen def nii beneen liggéey fekkaat na ma fi doon def lu yëfi tayal mais bon c'est pas grave dama koy def fii rek gis nga defuma ci diw c'est fait exprès soo ci defee diw à cause de yaourt bi donc du jàpp ci ginaar gi day am tendance di glisser donc moo tax duñ defuñu ko ci dañuy bàyyi noonu léegi voilà donc damay fexe bu jàll ci crévices yi yépp mën naa def sama loxo parce que duma ko utiliser waat pour leneen gis ngeen tranché yi dina tax mu gaaw a ñor comme niñ ko waxee sànq su fekkee am nga four moom c'est pas grave da ngay def li ñuy def nii yëpp nu la neex nga tranché ko moo xam yu dijj wala même nga bañ ko tranché mais tranché bi da ciy am solo parce que day tax kii bi marinade bi dugg fépp bu ko defee boo paree rek def ko ci benn plaquette boo xam ne mun na dugg ci biir four nga def ko ci four bi dem sa yoon bu dee da nga koy lakk ci fourneau dàqati macha allah donc boobu aussi même chose la da ngay def nii boo paree daal di koy dem yóbbu ci fourneau bi lakk man tey jii loolu laa bëggoon def lakk ko ci barbecue bi mais temps bi mayuñu ko donc ñu daal di profité rek def ko boo xamante ni pour ñi amul barbecue ak yooyu ak four voilà mi ngi nii donc nii lañ koy bàyyi mu toog nii quelque chose comme bu la neexee 10 minutes bu la neexee 30 minutes bu la neexee mu gën a yàgg man bu ma le temps may ranger les fii affaire yooyu noonu rek après ma ñëw jublu si incha allah. Voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw defa le temps ñuy mariner yooyu xaar suñu marinade bi di dugg si togg bi dañuy defar benn salade boo xam ne moom lañ koy booleel tey donc ku mu neex d'habitude da ngay gis ñu boole ko ak ceeb ak yooyu man tey duma ko booleeg ceeb damay def salade peut-être ak tuuti frite boo xam ne dañ koy def si four bi pour xale yi ak yooyu daal donc ñu daal di jël suñu salade li ngeen gis fii xaaral laitue bu la neex nga utiliser ko donc mu ngi nii ñu am fii li nga xamante ni moom mooy tuuti oignon ñu am fii tomate boo am tomate fraîche boo am man dama amoon woon tomate cerise moom laa daggate nii ma jël aussi suñu concombre bu jaune bi daal di koy suñu poivron bu jaune bi daal di koy dagg jël aussi concombre ma daal di jël fii noix su fekkee ni amoo allergie ci noix donc tey jii ma choisir nag li nga xam ni moom mooy pécan donc noix de pécan muy pecan nuts donc loolu li tax ma choisir ko moo di dafa nekk ci noix yi nga xamante ni yu gën a healthy yi la bokk tamit quoi mooy yu gën a seeyeek yooyu donc moom la ñuy utiliser tey léegi lii am mooy dafa bëri bu ñu waxee noix de pécan di nga xam ni bëri na manganèse bëri na potassium aussi donc te bu ñu waxee yëf yu mel noonu xel yi day dem ci li nga xam ni moom mooy wàccee tension
tension bi nga xam ni moo nekk ci nit ñi donc tey jii boo xamee ni dafa am koo xam ni tension am day yéeg ak bagage yu mel noonu mun na ko lekk mu dimbali ko wàccee ko donc loolu ci benn la aussi beneen bi muy maanaam bëriwul li nga xam ne parce que yenn noix yi d'habitude dañuy am glucide carbohydrate yoo xamante ni dafay bari bi benn gramme moo ci nekk donc bariwul quoi léegi beneen yëf bi nga xamante ni tamit bëggoon naa ko ci sànni attends donc dañuy def fi mu nekk nii suñu salade bi la ñuy defar nii rek ku nekk li nga am man dinaa dolliwaat parce que damay soxla leneen ci salade li loo xam ne moom laay décorer donc moo tax defuma fii lu bari dinañu jël ci loolu aussi donc leneen li nga xamante ni bëggoon naa ko wax mooy ñu xam nga noix yépp dañu am gras donc bi gras yi ci nekk moom mooy monounsaturated fat moom moo ci nekk mooy MUFAs te loolu buñ ko waxee dafay nekk kii yi nga xamante ni dafa baax loolu comme ni ma ko waxee sànq dina dimbali waate ci ay côté tension dina dimbali waate ci yu baree moom bokkul ak kii gras bi nga xam ne dafa baax ci suñu wér-gu-yaram la bokkul ak yi nga xamante ne comme tey jii su ma saafoon dara diw boobu may saafee baaxul de nekkul ci li nga xam ni moom la ñu bëgg a consommer donc loolu mooy différence am ak yeneen façon fat yi quoi donc comme dafa mel ni rek nga ne tey jii gras bi nekk ci li nga xamante ni moom mooy ay avocat ay huile d'olive affaire yooyu xam nga yooyu yëpp bu ci nekk bokku ñoo seen mborom yi donc dañuy gën a baaxante ñoom ñëpp noonu kese la tamit donc tey loolu moo nekkoon quelques yóbbal ci noix de pécan beneen yoon suñ su ñëwaatee dinañ leen wax encore yeneen ci biir mais tey ji yii rek lañ leen indiloon donc avant voilà gis nga salade bi nu mu rafetee déjà xaaral fii laay teg sax vinaigrette bi ci boppam ma defal ko espace ni ñëw ñu defar vinaigrette donc même affaire yi ingrédients yi ma utiliser woon daanaka moom laay def tey jii damay defar beneen façon vinaigrette bu gaaw loolu rafet aussi ci gis-gis donc mu ngi nii dañuy jël li nga xam ni mooy suñu betterave bi donc ki nga xam ni dafa amoon par exemple boo xam ni daf ko purée même procédure lay def que li may def nii donc liquide bi rek lay jël donc man nii su ma paree damay daal di dem jëli ji citron ak yooyu ñëwaat incha allah voilà citron boo amee fraîche wala jus de citron boo ci am rek bismillah gis nga déjà couleur bi nu mu commencé rafet voilà kii vinaigrette bu simple lay doon du bëri bagage du bëri lenn day simple voilà donc ma daal di jël sama mélange d'épices donc mu ngi nii ñu jël un peu de sel def ci su la neexee nga def kaani bon mais man duma ko def parce que togg bi damay bañ mu saf kaani loolu après voilà mun naa jël un peu de vinaigre un peu rek voilà ku nekk selon sa goût tuuti ci suñu huile d'olive wala huile boo am rek bismillah su la neexee nga def ay poivre noir wala affaire yooyu mais man nii laa koy bàyyi nii gis nga suñu vinaigrette pare na suñu paree dañ koy def ci kaw togg bi incha allah donc nii rek la ñuy def après ñëw voilà gis nga mi ngi nii donc dañuy daal di ñëw tegee ko à côté bu ko defee moom la ñuy boole ak suñu li nga xamante ni moom mooy suñu kii bi suñu tandoori bi ginaar gi ci boppam mu nekk salade bu simple te gaaw donc sa vinaigrette moom da ngay jouer ak ingrédients yi nga xam ne da nga ko amee du benn façon vinaigrette kese moo am mooy comme ñun li ñuy def bien que moom moo gën a neex nag quand même si ça dépend si loo koy booleel mooy moutarde beeg nu mu tudd
citron yi yeeg bagage yooyu noonu mooy vinaigrette classique bi nga xam ne moom lañ ñu xam mais da ngay jouer ak ingrédients yi lépp loo yor sa kër mun nga ko tourner en vinaigrette donc loolu mu nekk benn idée rek boo xam ni joxoon nañ leen ko tey ci côté vinaigrette yi beneen yoon dinañ indiwaat encore beneen incha allah. Voilà gis ngeen léegi dañuy ñëw nag jubal ci ginaar gi incha allah pool boo am mun na ko def pool bu tegu boo am rek donc damay def tuuti huile bismillah daal di def aussi li nga xam ne moom mooy suñu diw ñor pour ki ko amul mun nga utiliser beurre su fekkee beurre bi tamit jàppandiwul instant boobu mun nga utiliser diw kay donc 2 cuillerées à café laa def ci gi donc mi ngi nii damay fexe rek fépp laal ci diw bi voilà léegi nag ñu ñëw jublu ci ginaar gi incha allah dañuy fexe nag def ndànk soxlawuñu mu tàng jër parce que dañu bëgg muy togg ndànk nii tamit bu doon bu ñumm bi la aussi même chose ngay def mais bu boobaa nag da ngay gën a wàññi gaz bi di ko def dina def ndox nag même bu ñumm bi mais après da ngay jouer ci loolu dinaa leen wan bismillah léegi instant bi da ngay def rek comme ku doon rôti ginaar tey jii boo doon saaf ginaar ñu yokk ko comme ça du génnee ndox bu bari donc nii lañ koy bàyyi muy def ay bagaasam ndànk après ñu tourner ko donc bu ci kanamee tuuti ñu ñëwaat encore incha allah en attendant suñu kii bi chicken tandoori bi muy ginaar bi di pare dañuy defar li nga xam ne moom mooy chutney moom mooy sauce bi nga xam ni moom mooy ànd ak moom ñun ñu koy wax ay sauce verte ak yu kenn xamul donc mais si kii chutney la quoi donc condiment la boo xamante ni ñoom dañ koy boole lekk yu bari nekkul ni lu ñu lakk ginaar wala yàpp kese non même samosa yi dañ koy booleek moom donc pour loolu nag dinañ soxla li nga xamante ni moom mooy coriandre muy persil bi dinañ soxla tamit li nga xam ne moom mooy menthe bu tooy bi ak aussi tuuti soble bi c'est optionnel dinaa soxla ail ak tamit gis ngeen sama desitu jinjeer boobu sànq bi ma doon mariner moo nekk na la gis nga dinaa ko trouver naa fu ma koy utiliser kaani bi nag c'est selon votre goût man du ma def lu saf yu bëri yooyu parce que damay ragal déjà ginaar gi saf boo si boolee ak sauce bi en principe dafa war a saf mais ku nekk rek xooleel sa tolérance su kaani dinañ soxla cumin ak aussi sel donc moom la ñuy soxla ak jus de citron dama ko fàtte woon moo xam bu tooy wala bu kii bu wow nga amee ndox bi ci boppam boo ci am rek donc loolu la ñuy soxla ak un peu d'eau pour ma koy mën a diluer bala muy dang suñu loxo donc léegi nañ ñëw defar loolu après daal di leen wan incha allah. Coriandre bismillah, ginger, un peu d'oignon mi ngi noonu. Kaani bi comme je vous l'avais dit tantôt selon votre goût okay. Donc moitié laa def baax na nii pour man léegi ñu def un peu de citron bismillah. Citron bi aussi c'est selon votre préférence personnelle ak tamit li nga xam ni moom mooy laaj. Sam bos dafay am poivre noir du coup c'est pas grave
léegi dinaa jël un peu d'eau def si ndox comme ça ma mun ko diluer tuuti ndax mu am loo xamante ni moom mooy dawal machine bi voilà bismillah soo buggee bu dang mun nga ko def mais man je pense que bu nekk ci digg bi daal laay def man li tax rek affaire yi di ma sonal man daf ma jaaxal voilà donc ñu mixé ko bu baax voilà voilà gis ngeen pare na alhamdulillah donc gis ngeen bismillah su la neexee nga def mu gënoon a dang nga bañ ci def ndox bu bari mais ñun parewuñu bu la neexee nga yem ci fii nii ñu yem nii mais dañ koy def noo xamante ni saa yoo demee di jënd togg boo demee restaurant commandé nga dem restaurant indien commandé sauce bi ñu lay jox mango moom la ñuy defar fi mu nekk nii donc mu ngi nii léegi mënoon nañu yem fii comme je disais mais dañu bëgg loo xamante ni dafay neex ba mel ni li ngay commandé donc mu ngi nii dañuy daal di jël lii mooy seen ingrédient bu secret bi donc day nekk yaourt nature comme ni ngeen ko gisee woon déjà mu ngi ci togg bi donc xam nga changé wul dara te yaourt bi dina dimbali diluer aussi toujours comme li ma wax rek ci kaani bi léegi nag su amee koo xam ni par exemple moom disons que ni mënul lekk produit laitier mun na bàyyi yaourt bi noonu donc ñu commencé nag léegi assaisonner def suñu sel boobu ba léegi defuñu woon dara ñoom d'habitude sel noir bi la ñuy def awma ay sel noir ak ay yu ma comprendre yooyu am naa bi nga xam ne c'est fumé mënoon naa ko utiliser mais loolu yëpp duma ci fekk donc mi ngi nii ñu def cumin laa wax donc ñu yëngal man sama fouet bi sax laa waroon jël comme ça mu leer ma ne du am benn donj gis nga su la neexoon tamit nga jël lépp rek mixé ko def ko ci mixeur bi mixé yaourt beeg bagage yëpp benn yoon bi ma defaroon noonu laa defoon donc voilà sauce baa ngi nii donc da ngay ñam rek xool ndax doy na baax na pour yow bismillah oh my god macha allah donc baax na nii pour man léegi dañuy daal di ñëw dem xooli ginaar gi incha allah voilà gis ngeen suñu ginaar pare na donc li ngeen gis fii mooy dama koy def comme defuma ko ci kii bi ci barbecue bi dama koy def fii ñu prétendre comme si dañ ko lakk ci biti donc xam ngeen lii mooy sama bagage yooyu may def pour créer fumée bismillah donc lii kii bi diw ñor bi walla diwlin boo ci am mi ngoog léegi dañ koy tëj nii bàyyi ko quelque chose comme 5 à 10 minutes ba affaire yi dem ba saxaar bi jeex après ñu door a ñëw nag léegi assemblée incha allah donc xam naa yéen a ngi doon laajte fan la beurre bi dugg beurre baa ngi nii door a yegg si donc dañuy diw gis nga lii laay jël diw ko ci rebord yi pour mu briller donc jox ñu li ñu soxla yépp nga mel ni tey jii ku demoon ci restaurant yi rek bañ taajal la ko lakk ko ci affaire yi yépp taajal la ko voilà gis nga macha allah tey moom tugoow duñu yóbbul dara voilà macha allah voilà
donc mu ngi nii pare nañ dañuy daal di ñëw rek yàq léegi ci mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo berne seen chicken tandoori mu ngi woon nii ñu indiloon leen mu nekk recette bu neex gaaw loolu ngeen gis tey liñ ko booleel salade ak chutney bi muy sauce verte bi ak tuuti frites donc moom la ñu def suñu salade bi nga xamante ni dañ ko def ak marinade boo xamante ni à base de betterave moo ci nekk nga xam ne dafa baax ci suñu wérgu yaram lool donc ki nga xam ni par exemple am na ñoo xam ne du ñu lekk ay légumes du ñu lekk ay betterave ak bagage yooyu noonu mel ni sama caméraman bi rek Alioune Sine donc ñooñu da ngeen koy def ci ay waaye moom da du lekk sax salade man looloo ma jaaxal da nga koy def sauce da nga koy def genre sauce ak yooyu nga xamante ni di nga fa inclure kii légumes yeeg bagage yooyu noonu comme ça nga xam ne nit ki dina ko mun a lekk sans pour autant mu gis ci benn ñol-ñol wala lu mel ni ki noonu naan du ma lekk nangam ak nangam di leen wax sauce verte bi neex na neex boo xamante ni macha allah te dina dimbali aussi ci safaayu ginaar geek yooyu dina ko atténuer bu baax lenn li nga xam ne bëggoon naa ko ci dolli mooy su la neexee ci sauce verte bi mun nga ci dolli moo xam lem moo xam sucre wala substitut de sucre bu fekkee da nga bëgg a wàññi tuuti foroxaay bi comme ça nga xam ne du forox noonu mais man gis ngeen li ma defoon tuuti citron laa defoon ak ndox beeg yooyu donc loolu dimbali na ma ba nga xamante ne du forox yenn forox yi quoi donc loolu ma bëggoon ko sànni foofu. tey nag émission bi ñu ngi koy jox képp kuy safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames bu ma jàllee foofu daal di si tànn suñu sister Xàcc Njaay Sëy ñu ngi ko koy jox di ko jox aussi soxna May ñu ngi ko koy jox sister Ndey Aram Jaxate ñu ngi la koy jox bu baax a baax yow tamit di ko jox doom baay Jati ah jox ko aussi Mariem Agne jox ko Rama Kébé fële ci France di ko jox aussi Kumba Gay ci France tamit ñu ngi ko koy may ak sama sister Dieynaba Si duma ko fàtte fële ci Italie ak sama goro soxna Jaara Buso ci Angleterre donc tey jii ñooñu la ñu may recette bi di leen wax essayer leen ko neex na lool waa Angleterre yooyu may wax ñoom xam nañ ci dara parce que foofu bëri na ay restaurant indien yooyu donc ñoom dinañ ci xam dara mais daal neex na daal laa leen mën a wax foofu laa mën a yem parce que dañ may summi chaque jour donc ñengeen yeeg jaañeen yeeg ak ñangeen yi ñu ngi ak jengeen yi aussi ñu ngi foofu taxaw ci el bi di ma xaar ndànk nii mais maa lànk laa wax tey moom kenn du ma simmi di leen jox dig daje ba beneen di leen wax bu leen fàtte partager vidéo yi di ko aimer liker mais aussi su amee kuy seetaan te abonné wul mu abonné appuyer cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal dara mu mun ko notifier di leen jox dig daje ba beneen di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah